maintenant comme niñ ko mën a waxee Ardo Gningue dëkk fuñ naan Tivaouane dégg ca Tobène ne ICS dafa bëgg a nangu seen tool yi nangu lépp di récupérer ko pour mun a dàq village ba jëlee leen fa parce que amuluñ ko njëriñ nit ya fa nekk dañuy liggéey ICS ñu leen di liggéeyloo comme ay jaam ci salaire yu bon yu dérisoire yoo xam ne mënuñu ci dara ñu leen di exploiter l'exploitation de l'homme par des indiens ICS ay indiens ñoo ko moom la capitale 99% ay indiens ñoo ko moom c'est plus une société sénégalaise il faut ngeen xam ko ay indiens di exploiter le village de Tobène bu amul courant amul ndox ñu leen di mbay ndox jël nit yi di leen liggéeyloo comme ay jaam léegi ñu bëgg a nangu seen suuf Ardo Gningue xalaat ak Tivaouane ni muy bëree nit ak ña fa nekk ci doomu aadama yu dox Ardo Gningue ne non foog ma dem xeexal ñi ñu gis gendarmerie ñu yónni leen fa des milliers ñu dugg ci biir kër yi di toj kër yi di daj almoire yi di rajaxe nit yi di yanu di dóor di bàcc di dugal ci ay oto di yóbbu di dem di defeere ji Ardo Gningue dégg loolu jóg ne bëre taxaw ne li warul injustice bi may dégg nii muy riir jóge Tobène di riir ba biir Tivaouane ci samay nopp man bu ma toogee fii di xool loolu du ma gor bu ma toogee fii di commenter loolu du ma gor xaaral ma jóg dem jàpp ci liggéey bi Ardo Gningue bu mu ñëwee Tobène dafa fekk ñu ravager nit yëpp jàpp paaya jàpp maire ya jàpp xale ya ñëpp ñu jàpp leen dóor leen mënoo dóor leen ba dajji almoire yi génne ñoo xam ne dañ doon làqatu village yoo xam ne musuñu gis police musuñu gis gendarmerie amuñu ndox amuñu courant waaye dañoo doyloo yàlla toog ci li ñu amoon doyloo yàlla kenn déggu leen ci dara xëy gis 10 000 ay contingent gendarmerie armé jusqu'aux dents di raag ak ñoom di leen loqati ci almoire yi di leen génn ci defaale lal yi ci suufu defaale lal yi di leen loqati fépp ci duus yi di leen génn di leen dóor jàpp ay papa di leen dóor jàpp ay yaay di leen dóor lonk leen ay lam maanaam monot yi dugal leen ci ay oto yóbbu leen Ardo Gningue bu mu ñëwee fekk na ñu ravager gendarmerie jaar fa ravager village bi yëpp ba mu jeex assiéger village bi ne kenn du génn donc bu mu ñëwee xool laajte gars yi expliqué ko kër gu mu dem laajte ñu ne ko yóbbu nañ chef de village ba yóbbu nañ doom ya boo leen xoolee liste bi yëpp ay famille lëmb lañ yóbbu famille lëmb la gendarmerie yi yóbbu da ngay gis ñoom ñëpp ay bokk ay sant Pape Ndiaye Cheikh Ndiaye Omar Ndiaye Ndey Konde Ndiaye Alassane Ndiaye Ousseynou Ndiaye waaw Mor Gaye Pape Gaye Cheikh Gaye Idrissa Gaye donc ay famille lañ yanu yóbbu leen bàyyi fa maire bu màgget bi buy doxee bant ak paa bu màgget bi nga xam ni pour jóg sax dox munu ko Ardo Gningue gis village boo xam ni ay nit a fa newoon mu ñëw fekk mu vide bu mu ñëwee laajte ñu xamal ko ni ravagé nañ waa village bi yëpp yóbbu nañ leen tëj leen ci kaso yi dóor nañ leen nag ba ñuy bëgg a dee yóbbu nañ leen amu fa papa amu fa yaay amu fa doom amu fa dara xamu leen woon nee na mam bu muy jóg Ardo Gningue di dem foofu sax bu mu demee garage kum laaj nga ne ko xaw ma Tobène borom oto bu mu laaj pour mu yóbbu ko Tobène daa xaw ma Tobène benn nit moo ñëw fekk ko muy laajte mu ne man xam naa Tobène Ardo Gningue luwee ko yu kooku moo ko yóbbu Tobène muy xaalisam ginnaaw jot gi ginnaaw temps bi lu mu jël ginnaaw énergie bi xaalis génn na foofu boo xam ne kenn may ko kenn joxu ko kenn financé wu ko alalam la moom mu dugg ci dem ba village Tobène ba mu fa ñëwee tamit ab jigéen moo ko jël ki nga xam ni ne ko mun nga dëkk fii ci kër gi en attendant parce que foofu la nekk di laaj villageois yi di leen laaj ba guddi ab sanday moo ko woo ne ko ñun comme jël nañ suñu papa yi yóbbu suñu yaay yi suñu jëkkër yi suñu lépp donc je pense bien que mun ngaa ñëw nga tëdd fii nga dalloo fi Ardo Gningue nee na li may wax ni dama koy récapituler parce que démb live daa rek Ardo Gningue wax na lépp dama koy récapituler pour ñi nga xam ne dañoo am paresse intellectuelle ak ñi nga xam ne jotuñu déglu live yi parce que paresse intellectuelle surtout parce que duñu déglu mukk dañuy ñëw rek fekk mbir rek bëgg a ñëw nga comme ay doomu buur daal nga nettali leen lépp quoi bàyyi la ngay wax concentré wu ci ñoom nettali leen lépp quoi ay doomu buur macha allah
donc Ardo Gningue nee na mu fanaan fa bam fa fanaanee yeewu récapitule lépp dajale lépp ay information dem Tivaouane woo waa ñi nga xam ne ñoo des ku néew ci village ba ne leen ñëw leen ñu dem Tivaouane def marche joytu ko ci autorité yi pour ñu xam ni village ba yëpp jàpp nañ leen yóbbu jaay leen doole dóor nañ leen torturer nañ leen buñ dajaloowee taxaw ci wetu gendarmerie bi pour ak seeni pancarte ak seeni këyit yiñ taqale n'est-ce pas ci la leen gendarmerie fekk foofu commandant ak ñeneen ñu fekk leen foofu ne ko yow lan da ngay marche waaw ñu dóor ko mën a di jël yóbbu gendarmerie ñu jël Ardo Gningue yóbbu gendarmerie buñ ko yóbbee gendarmerie boo duggee gendarmerie am nañ benn salle bu mag boo xam ne foofu la ñuy réunion table yi ñu jël Ardo Gningue def ko comme genre élève primaire par 4 teg ko ci table bi 8 taxaw gauche gendarme 8 taxaw droite ay gendarme ñu kagule 2 téye loxo yi 2 téye tànk yi ba mu ne ñareet tàlli ku ci nekk yore luñ naan décharge électrique waaye ku ci nekk yore luñ naan maliguli ngeen gën ko xam ci maliguli liif yu woo kong yu dëgër yu yaxe yoo xam ni day tas yàpp ku ci nekk ñii di téye ñaar ñi téye kenn ku nekk ñaar téye loxo yi ku nekk téye benn loxo ñu buddi ko teg ko ci table ñaar téye tànk yi mu dëgër këcc 8 nekk fii 8 nekk fii 8 plus 8 égale 16 mu des 2 fële 18 2 ci ginnaaw ak commandant bi nga xam ni moom moo leen ko sant ñu jàpp ko di wulli di tulli di ndulli di wulli di ko dóor yoo xam ni kenn mësul gis xeetu dóor yooyu ci doomu aadama tonfa loolu lii fi tonfa la tudd merci beaucoup monsieur le policier di ko wulli et le colonel di ko wulli ba nga xam ni mu toll ci dund ak dee ña pare munul toog munul taxaw ñu koy nag boole ci di ko imposer ay aveu yaa wax lii yaa def lii jël lépp jël lu mel ni 500 kilogrammes non xaaju genn wàll libre bu yamba maanaam 500 grammes 500 grammes de yamba dugal ko ci poche Ardo Gningue bi ne ko yaa ko fi indi 500 grammes mu ne indiwuma ko fi ñu jàppaat ko di ko wulli ba muy bëgg a dee pour forcer ko ne ko 500 grammes yamba yi yaa ko fi indi Ardo Gningue ci waxam ak ay preuves tangibles Ardo Gningue ci waxam ñu jël ko dugal ko feneen foo xam ne beneen gendarme moo toog moom di xaar kooku moo war a def procès verbal moo ko war a enquête ñu tax Ardo Gningue taxaw parce que dóor nañ ko ba munul toog munul taxaw kooku di ko laaj ne ko waa bon yamba gi ñi génne yamba gi ci poche bi kooku teg ne ko yow yamba gi fu mu jóge yaa indi fi yamba bi mu ne ko non ñii ñoo dugal yamba bi kooku di dof-doflu gendarme boobu di dof-doflu mel ni ko yëgul lu xew yow yaa dugal yamba bi fii mu ne non dugaluma yaa ñu ne waa yow yaa dugal yamba bi boo yow da ngay tux yamba laaj yeneen gendarme yi nga xam ne ñoo doon dóor Ardo Gningue ba mu ne yar ñooñu ñëw ne waaw yamba gi moom moo ko moom colonel bi ne waaw yamba gi moom moo ko moom te ñoom ñëpp ñoo ko mafia seen biir muy mafia organisé bandi ay bandi d'état ñu ne ko kooku ne ko kuy enquête procès verbal bi ne ko yamba bi yaa ko moom Ardo Gningue bañ lank na moom ma yamba bi lu may doyee yamba bi soxloo ma yamba bi du ma tux cigarette kooku ne ko moom mi ngi nii te gendarme yëpp nee nañ yow yaa ko moom yaa ko indaale donc ci biir procès verbal bi ñu bind ci détention de chanvre indien 500 grammes dugal ko nag ci fu nga xam ni fu lëndëm la fu xat foo xam ne ñu tëj ko fa foo xam ne foofu la ñuy sawee ñëpp xam nañ gris foofu la ñuy puubee foofu la ñuy defee lépp sangu sax amul foofu ngay sawee foofu ngay puubee amul lal amul matelas amul bassin amul dara tu te couches à même le sol
Ardo Gningue nekk ci gris bi ab nit moo fa ñëw koo xam ne xàmmee na ko romb mu piis ko woo ko mu ñëw mu xamal ko ni gars yi dañ ma doon dóor munuma toog munuma taxaw sama yaram yépp tas nañ ko dama bëgg nga dem nga xamal ma sama waa kër nga xamal ma sama waa kër que dañ ma doon torturer tuuti ñu ray ma kooku moo fuité affaire yi parce que moo daw génn wax kër ñoom Ardo Gningue ne Ardo Gningue dañ kaa dóor ba moom bu mu ko gisee sax dafa tiit xàmmeetul waa ji bu mu gisee Ardo Gningue dafa tiit parce que il s'est demandé mais nan la ñuy mun a defee nii nit doomu aadama dóor ko ba muy lappi-lappi kooku moo fuité affaire yi ne ko dawal balaa ñu laa gis parce que fu ñu ko dugal kooku kenn war amul droit ñëw fa Ardo Gningue toogu fa taxawu fa lañ lu ko fa génn waat mooy dañ koo menotté yóbbu ko prison bu Thiès foofu la mujjee toog dalloo fa en attendant dóor yi res ñu mun ko yóbbu ci procureur donc buñ ko jëlee ci gendarmerie Tivaouane nuñ ko fa torturé lépp toroxal ko fa fenloo ko kole ko motif ci ay yamba guñ yor dugal ko ci poosam après ñu defeere ko fuñ naan maison d'arrêt et de banditisme bu Thiès foofu la recelé ay dóoram ñu dàmp ko fa toppatoo ko fa ñam gis prisonnier yee jàppale ko mu fekk fa tamit waa Tobène et cetera et cetera donc noonu la Ardo Gningue dund ba bërki démb bu mu génnee démb ma jël ko en live and direct nii la ko expliquer pour ñëpp xam ne lii la Ardo Gningue dund ci loxo commissaire bi ci loxo colonel bi nee naa ko nag il faut porter plainte Ardo Gningue jóg na moom tamit bàyyiwul noonu parce que warul yomb noonu ñun du ñuy ay doomi xaraam yoo xam ni ay nit ñoo ñuy jàpp ñoom ñuy jàppee seen bopp nit di ñuy dóor ba ñuy bëgg a dee di ñu toroxal di ñuy sëf yamba di ñuy sacrifier ñu nar ko seetaan c'est trop c'est trop mënuñu toog di seetaan li nga xam ni bu yàggee dañ ñuy toroxal bu yàggee dañ ñuy rey te nag ku bëgg a dee wequ am na loo xam ni nag di ko toog di ko seetaan bu yàggee lañ la def mérité nga ko donc Ardo Gningue démb mu demoon pharmacie ñu déggante mu nekk pharmacie photo baa ngi fi mu dem pharmacie jëndi ay bagages bum ca paree tey mu yeewu dem ca hôpital am na certificat médical bu Ardo Gningue ngi nii certificat médical bu Ardo Gningue mi ngi nii tey la dem porter ji plainte pour gendarmerie bu Tivaouane certificat médical Ardo Gningue ñu ngi nii âgé de 26 ans di boy bu ndaw le 25/8/2020 la victime mi ngi nii lu ci ne douleur musculaire intense ak yeneen défloration des hanches maanaam tout yaram bi yëpp lañ tànc mi ngi nii donc certificat médical bu Ardo Gningue mi ngi nii dem na déposer donc suba incha allah dina déposer ji plainte bi au niveau du procureur de la République li nga xam ne nag dañ koy subir moom mooy excès de gel li nga xam ne dañ koy subir moom mooy njaayum doole li nga xam ne dañ koy subir moom mooy banditisme d'État loolu dañ ko war a régler une bonne fois parce que tamit bu peuple bi amul ful la jóg rayante aux États-Unis lan moo waraloon fipp bi passé Black Lives Matter lan moo leen taxoon a jóg mais policiers yi rey nit ñaata policiers ñoo rey nit Sénégal mus nga gis fipp bu mel ni bu États-Unis mus na fa am jamais musu fa am Floyd la ñu rey Amérique yëpp tàkk lakk magasin yi loolu Amérique yëngu boo xam ni kenn musul yëngu noonu muy France soulèvement populaire yi amoon ay Grigny et cetera France yëpp di tàkk si vous vous souvenez très bien lan ma ko waraloon
ay policiers yi dàqe woon ay booy ba booy dugg ci benn dynamo bi taal leen courant bi lakk leen ñu dee France yëpp génn donc bari na ci soulèvement populaire yoo xam ni loolu moo koy indi Sénégal rek le policier di rey nit te coow du jib Sénégal rek le policier di fenal nit te coow du jib Sénégal rek le policier di dóor nit ba mu sedd guy te coow du jib Sénégal rek le nit di policier di sosal nit te coow du jib Sénégal rek le nit di jël yàmbaa di ko dugal ci poche nit sacrifier ko yóbbu ko kaso te coow du jib plus que ñuy gis plus que ñuy tàcc plus que ñu naan c'est bon plus que ñu naan c'est extraordinaire rey ko tuer la massacre la lu ñuy def lu ñu naan excès de gel lii la Ardo Gningue dund ci loxo gendarmerie bu Tivaouane colonel Sarr et incha allah dinañ ko porter plainte à partir de demain au niveau du procureur ñu nag amuñu ci yaakaar nag amuñu ci yaakaar de parce que nax sa bopp mooy ñu jàpp la dóor la ba ngay bugg a dee nga am yaakaar ni di nga am gain de cause ñun ñëpp xam nañ procureur bi ñun ñëpp xam nañ injustice bi ñun ñëpp xam nañ banditisme bi am ci justice bi justice à 2 poids 2 mesures justice kumba am ndey ak kumba amul ndey donc ñun bett ñu duñu bett bu fekkee procureur bi lijjantiwul sañu plainte bi duñu bett bu fekkee amul sans suite la duñu bett parce que gis nañ fi junni dossier yu ñu rey seen doom rey seen i sët rey seen i jarbaat mu mujj ci bureau procureur jël xotti sànni ñun ñëpp xam nañ procureur ba ñun ñëpp xam nañ sale boulot bu muy dund ñun ñëpp xam nañ ni système la donc nañ porte plainte def lu ñu war rek sénégalais yëpp xam ni def nañ lu ñu war waaye dañoo ay bandi lañ fal ay bandi lañ fi teg yoo xam ni ñoom seen biir dañuy jàppalante buñ jógee ci l'histoire de Ardo Gningue ci live bi ñu daanu ci histoire boutiquier bi donc boutiquier bi lu ko waral moom mooy je vous avais expliqué que sama boutiquier wu kër bokkul ak man dara nag luwe rek la fa am sama biir kër dafa am benn néeg bu ma dëkkoon man foo xam ne néegu xar ya la woon ñu sàcc suñuy xar ma saaxe ko dëkk fa ba ma fa dëkkee donc comme affaire underground bu ma génnee gàlle bi parce que man teel naa génn suñu gàlle demal sama bopp ci lañ jël sama néeg ba mu ne néegu xar ya ñu defar ko mu doon boutiquier paa bi di ko loué am benn boutiquier bu ñëw foofu noonu loué boutique bi ma woote sama kër sama papa bi nga xam ne moom c'est un épris de justice bëggul injustice xamal ma ni boutiquier bi dafa subir injustice ma ne ko lu xew mu ne ma boutiquier bi sa yaay yow bi la jur ma ne ko waaw dafa toogoon ci mbedd mi sa tanta toog ci mbedd mi ñoom Ibou Diamé booy waa koñ bi toog ci mbedd mi parce que xam naa mooy atmosphère bi sama buntu gàlle la ñuy jotaayoo waxtaan et tout ça donc buñ toogee ci buntu kër gi di waxtaan policiers yi dañoo ñëw di xool ñu am masque ak ñu amul masque ña toog ci buntu kër gi yëpp kenn amul masque sama yaay solul masque sama tante solul masque booy Ibou Diamé solul masque ak yeneen booy nekk ci koñ bi kenn solu ci masque policiers yi ñëw nuyu dugg ci biir fekk boutiquier bi taxaw ci buntu boutique bi ñu ñëw laaj ko ne ko ana sa masque mu ne leen sama masque de dama ko fóotoon weer ko parce que am na boutiquier yëpp yi nga gis ay boutiques yi ñu luwee ci biir kër day am porte buy génnee ci biir kër gi ak porte bu nekk ci biti bu nit yi di jaar di jënd donc boutiquier bi ci boppam dafa fóotoon masque bi jour boobu noonu moom weer ko ci ligne bi ñu ne ko ana sa masque ñoom policier Kaolack gi mu ne leen sama masque ngi ne ci ligne bi ñu ne ko non du demee noonu waaw da ngay fay 30 000 mun leen déedéet ma aw ma 30 000 ñu may fay sama masque dafa tilim ma koy fóot mi ngi ne aw ma ñu ne ko da ngay tontu jël ko parce que mënuñu ko woon dóor foofu noonu commencé ko saaxe foofu mënuñu ko woon parce que y avait sama yaay à côté solul masque sama tante solul masque waa koñ ba ñuy waxtaanee foofu sama buntu kër kenn solu ci masque ñu ne ko danget rocci dugal ko ci oto bi ne ko da ngay fay 30 000 francs bu mu bañee nañ ko da ngay tontu sam papa moom mooy expliqué
ñu jàpp ko commencé ko saax-saaxe dóor rëng dóor ne ko da ngay tontu tëddal ko ci biir oto bi teg ko ay tànk ñoom ñëpp policiers yi yanu ko yóbbu commissariat Kaolack dóor ko ay maliguli comme nuñ def ardo ñi ngi ba waa ji ne ba suñu boutique gàlle bi ne cotti na tàllee ko comme kuy nar a dee dóor ko ba mu tas ba pare jël ci moom 30 000 francs yuñ ko waxoon maanaam genre bu ñu la ko waxee da nga koy def boo ko deful gis nga ay dóor da la ciy fekk ay toroxal da la ciy fekk tëddal la teg la tànk yóbbu la noq la ba nga ne ñaret ba pare jël ci yow 30 000 après sànni la ci biti nga war a góorgóorlu wutal sa bopp paas pour dellu fa nga jóge ñun ñooy policier ñun ñooy bandi yi ñun ñoo am doole yi soit da ngay def luñ la wax wala dinañ la toroxal dinañ la torturer dinañ la noq te di nga def par force luñ la wax donc mieux vaut def luñ la wax comme yàlla bu ñëw sant la yàlla sax day santaane gars yi duñ ko def donc masque lañ ko yóbbee masque lañ ko dóoree ba muy bëgg a dee masque ba pare jël ci moom 30 000 francs bàyyiwaat ko mu góorgóorlu ba ñibbisi waat bu mu ñëwee sam papa nee na ñetti fan déglu leen de ñetti fan sam papa moo may expliqué boutique bi ubbiwul boutique am ndax feebar ndax tas façon forote bu ne jënd na ko muus meeg ñeew geeg lu ne jënd na ko façon forote bu ne boutique sama waa gàlle jënd na ko ba mu ko jëndee benn booy boo nga xam ne day maase dafa jàng massage di maase waate Cheikh booy Cheikh Diallo lañu woo moom la woo di ko fay Cheikh di ko maase ñetti fan boutique bi mënul ubbi sam papa nee na da koy yërëm parce que ay basan lañ ko lalal mu tëdd foofu Cheikh muy fay Cheikh di ko maase fay na 30 000 yi toj nañ yaram bi dóor nañ ko ba muy bëgg a dee jënd ji na forote paasal na boppam jóge ci commissariat ba dem ñibbi n'est-ce pas ba mu yeggee aussi fay na forote jënd na forote fay na ku koy maasel loolu la boutiquier bi dund loolu ma def ko ci benn laay wax ko ça a fait réactionner beaucoup de boutiquiers yi nga xam ne nag jóg nañ ne am na gis nañ ko ñuy waxal gis nañ koo xam ni moom du rax ca wax ja dara awul lum cay calculer yàlla la wóolu yàlla la yaakaar ragalul doomu aadama comme gis nañ mu waxu boutiquier te boutiquier yi ñun ñii ñëpp ku ci yeewu ci boutiquier yi ngay lekkee ci boutiquier yi ngay naanee boo sonnee boutiquier bee lay labal boutiquier bi et cetera donc boutiquier jar naa sant ndax ceeb ba nga lekk boutique ba nga ko jëndee boisson ba nga naan ci boutique ba nga ko jëndee biscuit ba nga jënd ci boutique bi nga ko jëndee mburu ba nga jënd ba nga xiifee ci boutiquier bi nga ko jëndee ton ba ci boutiquier bi nga ko jëndee et cetera donc boutiquier jar naa sant ndax Europe amul boutique yi ndaw yi nii nga dugg foofu ne yow lebal ma Diallo lebal ma benn gën waa libre mburu nga defal ma ci ton après nga defal ma ci ñaari nen nga defal ma ci mayonnaise yaakaar naa ni Sénégal ñoo am chance boobu ñu war a sant boutiquier donc boutiquier bi injustice bi nga xam ne sama biir kër sax laa ko gis sama biir kër sama yaay bokk ca keneen ak keneen bokk ca malgré que dundalee wuñ injustice kenn policier def loolu bàyyi fa sama yaay bàyyi fa sama tante bàyyi fa xale ya jàpp boutiquier ba dóor ba mu ne pat nangu ci moom xaalis sànniwaat ko kooku nekk ci dund ak dee muy injustice ma ñëw taxaw wax ko sama papa wax ma ko ma wax ko ci live bi parce que loolu metti na ko man ndax bu sañoon bu ñu yóbbee boutiquier bi jël sama yaay yóbbaale parce que solul masque jël sama tante yóbbaale parce que solul masque jël waa koñ ba yóbbaale ñu toogoon ci jotaay ba parce que soluñu masque lu tax ñu choisir boutiquier bi ñoom policiers yi mooy banditisme mooy ñàkk ngor mooy wuyu mooy sàcc mooy arnaqueur mooy agresseur mooy violeur dañuy violer les lois et cetera muy lu doy waar li nga xam ni war nañ ci mun a taxaw seetlu def ay jàngat loolu nag boutiquier bi tax na benn boutiquier dégg loolu moom aussi interpellé ma xamal ma ni dunu injustice boobu. bilaay walaay wa taala gars yi dañuy wax foofu rek wax rek bilaay walaay koo fi gën nga gis muy wax nga xam ne nii moom mooy loolu quoi bilaay walaay man Afrique man daf ma jaaxal quoi bilaay walaay Afrique yëpp man daf ma jaaxal. man grand man xam nga lan laa bëgg quoi man ke dama bëgg Afrique yi ñu jël africain yi quoi Afrique ñu jox ko tubaabu yi ageen quoi billahi wallahi ñu colonisé ñu quoi billahi non beneen affaire la quoi yow nag yow imagine toi quoi fii lu muy mel
man maa ngi nii damay liggéey confinement bi aw ma sax paye pa mais gars yi da la koy jox man dama doon toog di ruus quoi gars yi foofu di jooy billahi wallahi wa tallahi man comprendre mo dara quoi ci gars yi quoi billahi wallahi wa tallahi grand billahi wallahi xoolal maa ngi lay expliquer benn historique nii barki yàlla xoolal man mais Medina laa nekkoon rue 35 angle 28 foofu laa nekkoon di jaay ay magasin sama propre magasin gars yi ñëw service d'hygiène yi ñëw service d'hygiène de gars ñu xamante ne ñoom dañuy contrôler prix yi quoi ñoom ñoo fi ñëw quoi balaa ñu ñëw chaque mois man bu may ñëw damay jox ay 15 000 20 000 chaque 2 mois la lay ñëw quoi benn jour gars yi ñëw balaa ñu ñëw quoi man dama ko préparé ba prêt quoi ma ne gars yi bu ñu ñëw du ma fay dara billahi wallahi du ma ko préparé quoi gars yi ñëw fouiller affaire yi quoi magasin yi gars yi gisuñu dara quoi xam nga gars yi lu mu wax mu ne sa magasin bi dafa am poussière quoi mu ne léegi fayal mu ne du ma fay dara sa waay dem beneen jour next day moom dafa ñëw again mu laaj ma mu ne da ngay fay wala doo fay ma ne du ma fay dara mu ne loolu ngay wax mu ne waaw loolu laa wax mu dem 3e jour sa waay mu yónnee ma ay ñeenti car police billahi wallahi dafa mel ni man dama sàcc wala dama fen quoi gars yi ñëw direct. waaw contrôle économique et social lay wax quoi mais contrôle économique et social bu ñu ñëwee dañ ko doon bëgg a fayloo ne ko sa boutique bi daa poussière xool lépp mu mat ñu ne ko sa boutique bi daa poussière bëgg a jël ci moom xaalis mu bañ donc contrôle économique et social dem indi 4 cars police pour ñu ñëw pour mu fay par force. tëjal magasin bi. tëjal magasin bi génne ma foofu quoi dugal ci oto bi xaw la gars yi luy ma def dama dugal ci oto bi rek gars yi tëddi ma foofu dugal ko sama tànk ñi jël seen tànk pour sama kaw billahi wallahi. mooy lu ñu def boutiquier bi bu nekk sama gàlle dañ ko tëddal ñoom ñëpp wër ko jël seen tànk dugal ko ci oto bi jël seen tànk yi tegale ko teg ko ci moom ci yaramam comme si benn xaj. wallahi man affaire man dafa ma jaaxal billahi wallahi koy bi yëpp génn nekk conni gañ ko jàpp dafa doon jaay trop dafa doon lii man waxuma dara billahi wallahi tey da nga gis gars yi foofu gars yi doon wax yooyu yéen ñëpp dañuy amee sama xaalis billahi wallahi mais man après man dama toog di xool quoi mu ne lu tax may ruus lii du ruus fenn moo sàcc moo donc ci la kii feeñoo moom tamit xamal ni moom boutiquier la woon daa mujjee sax dem yoonam boutiquier la woon daa mujjee voyager yàlla dimbale na ko tey yàlla dimbale na ko laay wax mi ngi Angleterre am na fa soxna am fa njabootam mi ngi sant yàlla nee na mi ngi sant yàlla waaw parce que il savait que c'est pas un pays bu nit war a mun a yeewoo wala di fa màggee sax lu xaraam la baaxut donc il a heureusement nee na la mu amoon ci weccet taqale na ko taqale fay visa ba dem yoonam alhamdulilah mais gis ngeen lu mu si biir loolu moo tax nag te ñuy wane ni malgré que moom mi ngi koy si biir te ça fait même un certain temps te am na yeneen junni commerçant yu ko si biir je dirais commerçant dans sa globalité donc am koo xam ni fraîchement moom mi ngi nekk yëmbal moom daaw gis ngeen vidéo yi wala dañ leen koy tagalaat fekk nañ ko boutique am wàcc laaj ko 50 000 donc bu mu bañee ne leen awma loolu 30 000 laa am ci agression la mujjee ci banditisme la mujjee ci arnaque la mujjee maanaam li ñi doon wax ñi nga xam ne ñi boutiquier nga koy jooytu kii moom da ko mujj di sibiir daa mujj ñu jàpp ko dóor ko jaay ko doole nangu alal gi foxajal loxo bi moom tamit dañoo mujj ñun tamit wuti ji certificat médical porté ji plainte